asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki auditeurs yi ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant ci teewlu bi ni ñu Agora dalal kenn ci ñi nga xamante ni ñoo yëngatu ci TIC gi ngir ñu waxtaane li nga xamante ni moom la ñu bokk jëm ci wàllu politique gi nanu koy doxalee ak lu ni mel tey ki ñuy dalal nag du ñu ne mës na fi ñëw ndax guléet la ñuy wax parti bi sax guléet la ñuy wax muy parti bi nga xamante ni moom mooy Alliance des Patriotes pour la Justice et la Solidarité ki nga xamante ni ki ko jiite moom mooy Pape Gally Sarr ñu xam parti boobule ci APJS Alliance des Patriotes pour la Justice et la Solidarité ki nga xam ne nag moom lañ fiy dalal mooy coordonnateur départemental bu Thiès Oustaz Yero Ndiaye Oustaz asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu fàttali ni yow itam nekk nga koo xam ni ci école daara nga bàyyeekoo leneen li gën a fës ci jamaatu Ibaadu Rahman gis nañu ni bokk ngeen ci ñi ko ŋànk gannaaw nga ci wàllu xëy liggéey ak yu ni mel ak profession mën nañoo jàpp ni moniteur nga auto école nekk itam opérateur économique bu GIE bi ñuy wax générosité muy yëngatu ci yu bëri prestation yu bëri de service yoo xamante ni yéen a ngi ciy yëngatu bu fekkee ni présentation bi manqué na oustaz nga mottali ko asalaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatullah sa Ibrahima présentation bi dafa ëpp sax foog naa. man de damaa jàpp ne am na lu ci des dama bëggoon nag mottali ko sa bopp kon baax na noonu buñ ci yokk dara waaye sëñ mottali ko waay ay ca macha allah kon nag émission bi dafa am aada oustaz ñoo ngi ko doon wax léegi ne nitu daara nga xam nañu itam ne ci jamaatu Ibaadu Rahman ci nga bokk daara ji nu mu demee daara ji moom dañ ca juddu foog naa bu la ñu ñëw ci daara sax ñu ngi nuyu d'abord yéen ñëpp kale commencé ko ci kilifa gi ba ci auditeurs yi di leen jotalu yóbbante ay auditeurs yu bari yoo xam ne bi ma leen jotee dañ ma wax leen ni non seulement lii mais yàgg nañu déglu rajo bi te ñu ngi rafetlu njariñ li mu am daara ji effectivement dañ ca juddu dañoo juddu fekk suñu papa ak suñuy maam nekkoon ci daara ji ñu jàng ci daara ji laal tuuti ci nasaraan bi nag waaye bariwul loolu moo tax ñu ba tuddee doomu daara mën naa am soxla moo tax ñu tudd oustaz te boo demee amuñu benn xam-xam nag oustaz nag titre bu am solo la voilà moo tax mën na ëpp na waaw ay ci jërëjëf ñu sant la gërëm la émission Agora dafa am aada joo xamante ni du ko wàcc mooy li gën a fës ci njeexitalu ay bis bi ñu laaj ci gan gi ndax dañoo jàpp ni ëllëg mën ngeen a yor réew mi buñ ca tolloon bu fekkoon tey yéen a yor réew mi ni ngeen di doxalee bi ci jiitu mooy député maire Khalifa Sall boobu ak léegi ñi ngi doon wax ay atteem ak dañu ko joxoñ ne ko dafa jël lu mu warta jël ak yu ni mel loolu lépp suivre ngeen ko ñu tëj ko juróomi ati kaso yoo xam ne da koy tëdd ba noppi laaj ko juróomi million moom ak ñi nga xam ne am na ci ñu mu àndal nan ngeen jàngatee boobule arte waaye Ibrahima comme ni nga ko waxee sànq c'est-à-dire Sénégal tey arrestation Khalifa Sall bi moo njëkk a bette ba ñu dugal ko kaso muy dox ci anam boo xam ni wax dëgg yàlla mën nañu wax ne ñëpp la jaaxal ñëpp la jaaxal parce que li ñu jàpp mooy dafa créer benn vision gisin boo xam nit ñi liñ ci gisee ñu ëpp ci Sénégalais yi mooy justice sélective la te ñu bëri ñoo waxal tey li ñu lay wax mooy ñi fi ñëw tey ñu wóoluwul leen jox leen réew mi xaaruñu woon ñoom xaaruwoon leen ci lii parce que bu ñu avant justice avant condamnation Khalifa Sall dañu am beneen acte beneen situation bu ñu posé boo xam ñun la jaaxal Sénégalais la jaaxal rawatina ñun waa APGS mooy le fait que nga jàpp nit ne dafa jël ay xaalisu Sénégal dugal ko kaso siégé ko tëj ko jékki-jékki génne ko ne gracier nga ko génne ko réew mi ñii naan génnul ci coobareem ñii naan ci coobareem la génn. loolu Karim Wade donc Karim Wade la. donc loolu problème bu nit ñi jaaxle woon jàppoon ne bu ñu nee Karim génn day fekk ñu ne li mu fi jële woon mu ngi nii donc dañ bàyyi Karim Wade mais Khalifa Sall ni ñu ko jàppee mën naa am suñu xam-xam ci wàllu justice bariwul mais li ñu dégg gëstu ko ak as néew ci mbir mi mooy dafa bari yu arbitraire
keroog bi nga xamante ni gagné na élection yi rek nekk na député rek ñoom ñu bokk ci ñoom sax ak ñeneen ñu bokk ci ñoom ñëpp d'accord nañ ni dañ ko waroon a libéré suñ ko libéré nag pour jox ko malaanu kiir laayam li mu am suñ koy teggiwaat yóbbuwaat ko ci yoon ñu xool nuñ koy defee donc suñ ko tënkee rek mooy condamnation bi bettul ñu bari mais jox nañu un peu raison tamit ñi doon wax ni daf leen a gêner politiquement jox nañu un peu raison. waaw. mais kon yéen le fait que ñuy saytu ku yor alalu askan wi lu mu ci jël ak lu mu ci jëlul rafetlu leen ko. si rafetlu nañ ko mooy li ma la wax sànq c'est-à-dire rafetlu nañ ko su fekkente ni dafa war a am. est-ce que Khalifa Sall dong la war a doon wala déet loolu mooy suñu problème. parce que tey comme ni ko ñëpp xamee dafay mel ni dañuy dox ci yoonu kumba am ndey ak kumba amul ndey koo xamante ni déggal na gaañ yi ñu bàyyi leen koo xamante ni déggalu leen ñu créé la ay problème parce que li nga xam ni moom moo teglu loxo Khalifa Sall selon li ñu wax ñoom mooy ay rapports yu jóge IGE est-ce que rapport yooyu Khalifa Sall rek la laal wala am na ñeneen ñu ma wax donc loolu mooy problème bi su ma jëloon tënk daal damay wax ni daal wax dëgg yàlla condamnation bi ñun ñu nekk ci classe politique bi de wax dëgg yàlla ci opposition bett nañu trop. bett nañu lool métti nañu aussi ñu ngi koy masawu coono di ko masawu ay militants am ay njabootam yépp mais di wax ni jàpp nañ ni waroon naa mën a gën a oyof ni wala boog muy métti di tàng mu tàng ci ñëpp métti ci ñëpp. waaw amul warul am kumba am ndey ak kumba amul ndey loolu daal ngeen gis. loolu la ñu gis leneen lañ ca toftal Barthélémy Dias bokk ci ñoom yëkkati ay kàddu ñu ne jëmee ko ci ñiy àtte ndax jàpp na ni nañu àttee du noonu. waaw Barth moom dégg gu mu wax. mais dégg naa ñu ko jige. wax ni li mu wax du lenn lu jige tooñ. donc ñi ko jige nag comme li ñu wax foofu laa mën a yemandi. mën ma ci xuus parce que lu bees la. amaguma yenn information yi ñu ngi ciy gëstu. à notre niveau. mais amaguñu yenn information yi tax ñu ci mën a addu bu baax a baax. donc li ñu mën a jàpp daal mooy xaw naa niroog ni benn chaîne bi la rek. ñu desandi ci wàllu àtte ak juge Ibrahima Dème bi nga xamante ni moom dafa jàpp ni justice bi di doxee du noonu moo ne ci la bokk dafa njëkk a démissionné ci magistrature ñu ne déetawaay li nga xamante ni mooy maanaam commission bi nga xam ni moom la njiitu réew mi jiite comme président wu Haut Conseil donc dafa njëkk a démissionné ci Haut Conseil de la magistrature ñu ne déetawaay mu démissionné sax faf nag ci magistrature bi yëpp ndax jàpp na ni yoon ni muy doxee ci Sénégal njiitum réew mi da cee dugal loxoom ba mu ëpp nan ngeen jàngatee loolu. waaw xam nga loolu aussi vraiment Ibrahima c'est regrettable li nga wax léegi mooy problème bi c'est-à-dire que démission amul problème su démissionné woon rek loolu grave. fan la problème bi ne. problème bi mooy dénonciation bi mu def. c'est-à-dire li mu wax ni li tax mu bàyyi mooy lii. c'est-à-dire loolu la Sénégalais war a gëstu lan la dégg naa benn. responsable bokk APR attaqué ko ni dafa bëgg politique ñu ngi koy xaar ci politique bi c'est-à-dire sénégalais yi la ñuy waxal. sénégalais yi nañuy jël ay actes c'est-à-dire mbir bu amee dañ koy analyser au fond. gëstu ko bañ a gëstu ci parparloo man la juste dem xaw ma ko. dama koy dégg rek mais acte républicain acte patriotisme loolu la posé parce que dafa njëkk a démissionné ci. Haut conseil bi pourquoi mu démissionné. ñàkkul ci sama xalaatu bopp ak analyse bi ma def mooy ñàkkul am na mu doon wax naan du nii ñu bañ koo déglu parce que un sénégalais dafa am ay valeurs yu ñu am yoo xam ne yàlla moo ñu ko wërsëgal comme ni ma ko wërsëgal ñu bari sax ci yeneen réew valeurs yooyu daf ci bokk ñett yoo xamante ni tey sunu mag ñi dañ ko doon wax dañ naan wax naan mag moo dem ba majeur dafa war a wax ne rus naa def nangam ndax mag laa. jullit bi dafa war a wax ni wala ki am ngëm-ngëm dafa war a wax ni jombale naa wala sañu maa def lii parce que damaa am ngëm-ngëm gu may tere lii da nga de ki nga xamante ni day sàmm valeur doomu aadama humanité ak nite ak doomu aadama rek nga xam ne avant religion yàlla li mu njëkk a def ci nit mooy nite doomu aadama bi ñu ko bindee ba ni nit a ngi nii rek dafa am benn valeur bu ko yàlla jox moo tax mu ne iblis ak malaaka yëpp su jootal leen c'est-à-dire nit googu lañ lay wax ni
en tant que kilifteef gi la ci yàlla di jox muy responsabilité bi nga war a participer ci kaw suuf ni damay defar kaw suuf ngir li ñuy engagé woon ci suñu kanamu borom c'est-à-dire loolu moo lay jombloo yow nga ni man en tant que kilifa en tant que ndomb tànk ma takk nit ak doomu aadama sañu maa def lii. kon xanaa loolu manqué na fi de bu baax a baax. loolu moo manqué loolu moo métti juste dem ci ni ma ko mën a jàngate aussi dafay manqué. mais xamuloo ko rek nee nga ma léegi xamuloo ko mais da nga jàpp ni acte bi mu posé loolu la mën a junj. loolu lay wund. loolu lay wund dañuy desandi ci justice ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy SYTJUST du syndicat bi nga xam ni ñoo yor justice. greffier yeeg maanaam ñiy jàpp ci justice bi yëpp ba mu dox ñoom dañoo grève ñoom tam bankati seen loxo. waaw xam nga dafa yàgg sax nag du tey la justice bi ñu commencé grève yàgg na grève boobu peut-être lu mel ni lii ñu génn sànq ci juste dem rek mooy dikkaat parfois parce que Sénégal li muy doxee parfois moo metti parce que li ñuy wax léeg-léeg ni ñi ci naaj wi ñoo fi bàyyi ñi ci kër gi alors que loolu su amee ñi ci kër gi suñu bàyyiwul xel ne ñi ci naaj wi ñoo leen fi baax problème day mën a posé wu est-ce que justice moo garaw grève yi bari na mais ñoom seen dimension seen njariñ ci dëkk bi li ñuy dox ci dëkk bi par exemple nañ jël benn exemple ci li tax seen grève boobu état war leen a woo waxtaan ak ñoom bu baax a baax xool aussi ñoom tam ñu xool lu ñu mën a jàppale état ñu jàppalante waxtaan mais ñu état góorgóorlu ci seeni revendication imaginez benn doom boo xam ne dañ ko yóbbu par exemple garde à vue mën nañ jàpp benn doomu aadama yóbbu ko garde à vue c'est-à-dire su dee police wala gendarmerie li ñu ci war a def bu ñu ci paree sooru waajoo ci kan la nekk ci loxo yi juge yooyu ak magistrat yooyu di grève ci seen loxo la nekk kañ la ñuy reprendre la preuve bi ñuy sujet Khalifa Sall yaa ngi koy dégg ñu ni grève justice bi mbaadu répercuté ci jugement wu Khalifa Sall bi mën na am ñu renvoyé waat ko c'est-à-dire kon seen grève boobu kon jàpp naa ni lu ñu war a xoolaat la lu ñu war a càmbaraat la vraiment suñu dirigeants yi ñu jiite xoolaat bu baax a baax am na yenn corps yoo xam ni wuruñu grève ñoom seen condition yu liggéey ak nekkin ay lu ci mel ni indemnité de logement yeeg lu ci mel ni avancement yeeg comme jàngalekat yi parce que lan moo koy waral parce que da ngay gis ni yow li ngay daj li ma waxoon sànq dama ko tënk rek ci ñi ci kër gi ñi ci naaj bi ñoo fi bàyyi ñi ci kër gi dama ko tënk foofu mais tey su fekkee ne ni yow par exemple waajee nga xamante ne benn yoro njaay la bu xëy fee rek këpp yi def benn politique rek avancé nekk benn député souvent mu am ay acquis yoo xamante ni léeg-léeg nga gis ni kii gënumaa yeyoo li ñu koy defal loolu day indi problème ci indemnité yi ci nangam gis nga fii récemment ñuy wax daaw ko ñuy wax ni jabaru ambassade yi dañ leen di jox nangam 500 000 xam nga dikkaat fii nii mais loolu yéen ñëpp en tant que parti politique boo xamante ni da ngeen sosu bees nan ngeen koy jàngatee front social bi d'ailleurs am na yeneen question yoo xam ne lépp ci front social bi la tey jii yéen am ngeen solution quand même en tant que parti politique. mais bien sûr parce que boo xoolee APJS c'est-à-dire li tax problème yooyu yëpp di am pour ñu régler ko il faut ñu fexe ba le président de la République le premier ministre ba ci ki ci gën a suufe ci Sénégalais yi kenn ku nekk un patriote digne de son nom. c'est-à-dire que moom mu xam ne tey fi ma toog par exemple waa jële di taxaane matt ma gënuma ko ëpp ma ko ay àq ci lii ma yilif APGS loolu la bëgg indiwaat parce que soo xoolee alliance des patriotes pour la justice et la solidarité dinañ ci yegg si ndax mooy ñaareelu pàccu émission bi loolu moom xam naa ne daal kon yéen am ngeen ay pexe maanaam am ngeen ay solution parce que parti politique itam nekk wu fi rek lu dul critiquer waaw dinañ ci dikk incha allahu rabbi ci ñaareelu xaaju émission bi la Dakar ba ma ko fere vert loolu lépp ci social bi la nekk front social bi métti lool ñoom itam naam jëwriñ ji ñu dénk wàllu dem beeg dikk bi ñëwoon na fi wax ni ñu ngi defaraat ñaari machine yu ñuy defar ay wagon am na nu ñu war a taxawee jàppale gaa ñi ba dem beeg dikk bi dellu si waat
waaye ay semaine rek ñoom liggéeykat yi dajalaat fii def assemblée générale métit lu ne boo muy lu sax la juróomi fan ci weer wi ñu dëgmal ba ci juróom-ñaari fan dañuy grève waaw léegi ñoom yéen nan ngeen leen jàngate ak lan la ñu war a mën a xaar ci opposition bi ñu indi ci idée yu mën a génne solution. xam nga opposition bi pour ñu mën a génne ay solution il faut ñu am relation bi leen war a lié ak ñu nekk au pouvoir. il faut considération yi ñu xoolaat ko reconsidérer waat relation yi ak waxante dëgg gi c'est-à-dire du ñu wax ne opposition na nekk opposition rek lu état def baaxul état tamit bu mu nit ñi dañuy opposé rek lu ñu ma wax du dëgg loolu dafa bokk ci liy bloqué tey stabilité wu réew mi ci doxalinu réew mi ci développement wu réew mi c'est-à-dire bu ñu dikkee ci Dakar Bamako ferroviaire question bu rusulu la bu rusulu la ci seen biir ñoom ci seen biir ci information yi ma leen di topp actualité sax da ngay gis ni ñoom ci seen biir amoon na benn instant boo xam ne dañu doon xeex ci seen biir ay syndicats yoo xam ne mbëkkante yi ñu doon def du leen woon may succès effectivement man jàngal boobu laa amoon au départ mais bi ci des mooy nan ngay amee société bu toll nii chemin de fer nga xam ne avant l'indépendance bokk na ci sookul yi téye woon développement Afrique de l'Ouest waxuma sax Sénégal waxuma sax Thiès ñun ñu ngi rappelé bi ñu gën a nekk xale su weer wi demande le 22 rek dañuy xam ñun ñi nga xamante ni ñu doon may tàngal dañuy xam lan mooy jëriñu chemin de fer ci Sénégal rawatina ci Thiès alors que tey ñu dem benn instant syndicats yi toog cadres yi toog ñëpp toog ni circuit ferroviaire bi kat li koy réparer normalal ko ba train yi normal Sénégal taxawaat ci mën ci am ay développement yu bëgg mag a mag loolu matul 200 milliards wala déet loolu avant seen gémmiñ di fenn ñu créé fi beneen ligne ferroviaire boo xamante ni génnul sax on peut dire que raison dem raison nekk 500 et quelques milliards. mais loolu financement la boo xam ni jógewul ci nguurug Sénégal quand même. mais bien sûr ñoo négocier ñoo xamante ni dañuy indi seen i koppar dugal ko ci. mais xam nga dañu koy indi pour dugal ko ci. mais pour ñan. mais ñi ñuy négocier ñoom ñoo jàpp ni seen koppar duñ ko dugal fii fee lañ koy dugal. mais nga wuti keneen y a les Chinois y a d'autres partenaires yoo mën a dem c'est-à-dire que dafa am loo xam daf lay jaxase ak sa population. parce que tey bu fekkee ne da nga ni ki nga xam ne mooy bailleur bi nee na fii rek la mën a def même si c'est vrai nañ dem ko ñu jël acteurs yi nekkoon ci raay bi nañ dem chemin de fer ñu woo waa DBF ñu woo leen waxtaan ak ñun dañu bëgg a suqaliwaat affaire yi mais nag suñu problème mooy trouvé nañu benn bailleur boo xam ne fii la nangoo def xaalisam déglu leen ñu déglu leen. maanaam daal waxtaan wi ñu waroon a jiital ñoom nguur jiitaluñu ko. jàpp ma ko loolu mooy seen gis-gis. jàpp mën a jiital. ayca beneen question boo xam ni question d'actualité la dañ koy ñëw ci opposition bi nga xam ni moo nekk à l'Assemblée nationale ñoom jëwriñ ju njëkk ji dafa ñëw ngir waxtaan ak ñoom ci ni réew mi ni muy doxee ñu ne ñoom duñ ko fekkee ndax daal duñ leen bàyyi ñu wax ni ñu war a waxee seen temps de parole dafa tuuti finalement ñu boycotté te ñoom ñoo fi toogal askan wi. waaw man su ma nekkoon député. damay boycotté. ah bon waaw pourquoi parce que xam nga boo toogalee askan yow en tant que journaliste bu la yónni woon nga représenté journaliste yi nekk ci région de Thiès bépp ci benn programme par exemple à Bamako wala à Dakar nga dem ñu ne na am nañu 60 minutes mais yow 10 secondes lañ la mën a jox. mais loolu la leen yoonu doxalinu assemblée nationale may parce que ils sont minoritaires. attends c'est-à-dire ils sont minoritaires. mais texte bureau à l'assemblée nationale moo doxalee noonu ñële am nañu téeméer ak fanweer ak lu topp. ku ci nekk am na temps de parole bu ñu lay jox ak yooyu loolu xëy na moom la ñu mérité selon les textes de la. mais xam nga ñoom depuis sax avant. yàgg nañuy wax loolu jëmuñu ci xalaat pour régler situation boobu loolu ñu leen di. temps daanal boobu ñu leen di may en tant que groupe wala non écrit wala nangam yàgg nañ di ci wax ni jaaduwul gouvernement bi gëmm ci ay bëtam wala boog assemblée nationale gëmm ci seeni bët c'est-à-dire que ku mel ni Talla Sylla par exemple nekkoon na député dama ko déglu un jour mu ne presque lu mais xawoon mel ni moo taxoon mu démissionné wala boobu bokkoon na ci ay sababam c'est-à-dire tey bu ñu nee premier ministre day dem assemblée nationale Ibrahima man li ma jàpp sama xel mu gàtt. assemblée nationale dañ ko éclaté ay commission
premier ministre mu ngi doon liggéey gouvernement ñu ngi doon liggéey député ñoo ngi nekk des représentants du peuple dama jàpp ni commission yooyu premier ministre dafa waroon ñëw déglu leen ñoom déglu élu du peuple yi ci ni dëkk bi di doxee ci li muy posé moom ak gouvernement am. mais loolu ñoom dañ koy am information yooyu commission yooyu yëpp après balaa ñoo ñëw foofu dañuy préparer débat yi. waaw moom laa lay wax c'est-à-dire dama ne forme bi. dama ne man sama xalaat forme bi. la ñu war a revoir. ok c'est-à-dire dama ne man tey en tant que yow nga jiite commission des textes et lois wala nangam. ni ñu koy doxalee daal jàpp ngeen ni yéen noonu moo indi jafe-jafe yi. man loolu laa jàpp ni moo jàpp ni parce que boo ko suivre. souvent day mel ni premier ministre day ñëwaat rek pour defaat beneen. déclaration politique générale bu bees man noonu laa koy jàngatee mais su fekkoon ne tey les élus du peuple ñoom lañ jàpp ni ñoo leen gën a jege peuple bi dem nañu 3 mois wala dem nañu 6 mois. est-ce que premier ministre et son gouvernement waru ñoo déglu les élus du peuple ñoom ñu wax ak moom ni ko durant 6 mois yi lii yëg lii lañ gis. kon daal yéen mën nañoo jàpp ni doxalin bi ci boppam ni texte yeeg. loolu mooy jafe-jafe bi loolu mooy jafe-jafe bi effectivement deful lu dul yoon. maanaam respecté na yoonu assemblée nationale. voilà respecté na ko. mais problème bi mooy nii ñu koy doxalee est-ce que noonu yow yaa ngi ci benn organe de presse fii à Thiès. nga xëy ñu ne la par exemple kilifa gi nga xamante moo leen yilifkat ci Thiès moom mu ngi bureau mu ngi jokkoo ak ay intermédiaires entre moom ak yéen mais yéen a nekk ci terrain bi. léegi dafa war a da leen a war a rencontrer man li ma jàpp mooy yow mi nekk si terrain bi yow yaa waroon njëkk a jël parole ni ko politique bi kat def nga ci lii ak lii réaliser ngeen nii mais population yi de lii la ñu wax ci réalisation yi nga ne non c'est-à-dire réalisation yi li ñu wax peut-être c'est vrai wala c'est pas vrai wala dañoo juum wala wax nañ dëgg mais lii ak lii moo tax ñu def nii lii ak lii moo tax ñu def nii ñu ngi prévoir def nangam perspective yi nangam. mais loolu mooy mission wu premier ministre dem assemblée nationale loolu lañ fa war a waxtaanee en réalité. waaw mais comme li ma la wax rek c'est-à-dire moom la ñu jox ci suñu jàpp-jàpp. ci suñu xalaat. moom la ñu jox loo xam ne. c'est-à-dire ni muy doxee du lii du tàggoog di am. faaw lii di am. faaw lii di am ci sama gis. ci seen gis-gis. waaw ayca ñu fàttali ni ñu ngi dalal oustaz Yoro Ndiaye coordonnateur départemental bu APJS Alliance des Patriotes pour la Justice et la Solidarité njiit la di Pape Galissar moo ko yor ci Sénégal gépp moom la ñuy dalal tey mooy ganu émission Agora xaaj bu njëkk bi loolu la woon moo doon li ñu jàpp ci lu fës naam bëri na trop yu ñu waral waxtaane ndax bokk na ci actualité yoo xam ni parrainage ci la bokk dem beeg dëkk bi ci la bokk yooyu yëpp doon na loo xam ni jot nañ koy waxtaane waaye tënk nañ ci tuuti rek loo xam ne mënuñu jël lépp ñaareelu xaaj bi day am solo mooy APJS di parti bi nga xamante ni yéen a ngi ko créé en 2015 alors un parti de plus comme disent les tubaab maanaam beneen parti bu ñëw yokk ci lim yi fi nekk wala bokk. leneen li sax mooy oustaz lu muy wut ci langue politique. waaw xam nga. Jamaat Izar Rahman. xam nga oustaz. lu muy wut ci langue politique. comme le journaliste bi di wut ci langue politique rek. waaw c'est-à-dire que. mais Sénégal dañu yaakaar ne oustaz daara ja njàngale mi toog sa der daal maanaam. loolu moo tax sax ñu war a xoolaat approche boobu parce que da ngay dégg léegi sax population yi ci boppam peuple bi di ko waxal ba seen bopp naan politiciens yi daal. bu ñu soxloo nitu diine yi dañuy dem rek benn instant naxtaan leen jël li ñu yor dem. la preuve tey boo xoolee loolu moo éveillé këru diine yi ba nga xam ne tey gis nga ci terrain langue politique bi sëñ Modou Kara gis nga sëñ Mansour Sy Djamil sëñ Ousseynou Fall ak ñeneen ñu xamante ni tey ay doomu waxuma doomu daara mais su ñuy wax daara Sénégal seeni maam a tax donc manqué wuñu dara ñàkk manqué dara nag su la poussé nga jàpp ni li xew da nga war a tëdd si nelaw wala say problème yow réglé nañ la ko doo vrai citoyen wala doo vrai patriote wala sax fàtte nga li la yàlla santoon en tant que doomu aadama ci kaw suuf fàtte nga ko parce que yéen kenn gën leen a sonn ci dëkk bi baax parfois du ngeen ci am sax jërëjëf mais kenn gën leen a sonn ci dëkk bi baax xaaru leen lenn ci couverture kenn wala jàppale kenn mais li ngeen bëgg mooy askan wi am benn jokkaloo rôle boobu ngeen di jouer lu métti alors raison de plus
ak ki nga xamante ne dañ naan moom doomu daara parce que nag bu ñu waxantee dëgg dëgg doomu daara kenn mënu koo nax ku ko nax da koo neex. loo bëgg a wax. waaw c'est-à-dire li ma bëgg a wax mooy li nga wax sànq da nga ne oustaz lu muy wut ci. langue politique ci Sénégal lu ñu jàppoon mooy yaay yéenay ñaanal homme politique yi bu ñu leen soxlee ñëw ngeen ñaan alors jàngal gone yi toog ci seen daara di ñaanal réew mi jàmm am fi. ab oustaz ne léegi nag nga wàcc ci langue politique gi moo tax may laaj. waaw c'est-à-dire li ma lay wax mooy politique ñun li ma jàpp mooy ñun doomu daara yi man nag wax naa la sànq ne du ma oustaz ñun doomu daara yi li ma gis Sénégal ci situation politique Sénégal bii li ma jàpp mooy bokk na ci lii tax mu baax doomu daara yi dugal ci seen loxo bu baax te moytu nag te moytu parce que terrain boo xam ne terrain bu retax la politique mais politique cause bu noble la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax wala prophète yi fi jaar yëpp ku ci nekk benn mission politique la suñu borom tegoon ci yow ni la fexeel ba convaincre ñii ci ni nii mooy tax penc mi baax. kon mën nañoo jàpp ni ñi def politique ñoo ci bëgg a seppi loxo yi ñi nga xam ni ñooy li ñuy duppe nitu daara nitu diine nitu alxuraan ak yu ni mel ak beneen diine. waaw loolu yàgg na. c'est-à-dire du sax ñii ñoom dañ ko fay fekk. dañ ko fay évidemment dañ ko fay évidemment. waaw donc dañ ko fay fekk. mais nag jàpp nañu daal su fekkente ni considération yi war am na ñu xam ni ñun en tant que ay sénégalais. ñun ñëpp ñoo war a joxe loxo jàppaloo ngir defar penc moo bu baax. am ngeen ci wàll. am nañ ci wàll. alors bi ma laajee léegi lu oustaz wut ci langue politique gi dag maa limal ne ma gis nga sëñ Mansour Sy Djamil gis nañu sëriñ Modou Kara muy tarixa gis nañu sëriñ Ousseynou Fall gis nañu. pur alors donc cela veut dire que am na ay obédience sur le plan confrérique. kon xanaa kon looloo waral yéen itam ngeen ne ñun jamaatu Ibaadu Rahmaan itam nañ ci dugg. waaw c'est-à-dire que duñu wax ni dañ naan ñun jamaatu Ibaadu Rahmaan. en tout cas yow moom ci nga bokk. waaw dañuy wax ni. loolu mën nga wax ni ay doomu jamaatu Ibaadu Rahmaan tamit. loolu xañu leen seen àq ñu dugg ci. ok comme ni nga xamante ne tey. kon du parti jamaatu Ibaadu Rahmaan. mën nañu wax ni du parti jamaatu Ibaadu Rahmaan parti sénégalais yépp la. mais mën nañu wax ne ñi ko ŋànk bari na ci ay doomu jamaatu Ibaadu Rahmaan. bari na ci. mais am nañu du ay doomu jamaatu Rahmaan. njiit la au niveau national doom yi la. doomam la njiit li nekk au niveau départemental doomu jamaatu Ibaadu Rahmaan. du doomu jamaatu Ibaadu Rahmaan mais ci jamaatu Ibaadu Rahmaan la yaroo. sëñ bi yaa gën a xam ni foofu laay junj rek ayca. comprendre c'est-à-dire que tey boo xoolee daara yi. lu leen ci jubal lan la qu'est-ce que vous voulez lu ngeen ci bëgg. waaw li ñu ci dugal mooy dama la junjal sànq ci bi ñuy wax ci question d'actualité yi. c'est-à-dire dañu gis ni dëkk bi tas na wala boog tasaaroo parce que nee nañu tas yomb naa fa. mais loolu yaa ko wax mais président Macky Sall waxu ko de. moo tax ma ne dañoo gis ni. yéen ñun waa APGS dañoo gis ni dëkk bi tasaaroo na façon tasaaroo goo xam il faut ñu jógaat taxaw ñëpp war a jóg taxaw moo tax ñu sant ni ñun waruñu ci génn suñu bopp. moo tax ñu wax ne ñun waruñu cee génn suñu bopp. APGS ñu créé ko en 2015 li tubaab di wax un parti de plus maanaam ñëw ngeen yokk ci lim bi gën a bëril parti yi. wala bokk loolu taxu leen a jóg. non loolu taxu ñoo jóg. la preuve xam nga 2015 la ñu créé parti bi. def nañu 2 ans booy xool doog a def suñu déclaration génne parti bi fesal ko def première sortie yàlla def ñu waroon ko defee Dakar. mujj li ñu jàppoon am tuuti jafe-jafe ñu indi ko Thiès c'est-à-dire que bi ñu jógee li ñu jàpp mooy nañ liggéey d'abord ak sénégalais dem ci sénégalais yi. kon yéen du ngeen parti télécentre. non duñu passé mooy parti yooyu nga xam ni ñaari nit ñetti nit du génn ci koñ bi. mën naa la wax ni APGS est présent dans tous les départements du Sénégal. mën naa la wax loolu foo dem tey ci Sénégal mën nga faa fekk responsable bu APGS wala militant APGS. mais wax ko yomb na de. waaw wax ko yomb na. jëf ko mën na jafe. est-ce que sur le terrain il y a des réellement ay nit ñu toogal APGS ci biir Sénégal.
par exemple Thiès Yoro Ndiaye moo fa nekk Rufisque kan moo fa nekk par exemple dama jël nii rek joxe. Thiès Yoro Ndiaye moo fa nekk. ci département bi. waaw Rufisque bon Rufisque ñi fa nekk bari na on peut dire. non am ngeen fa ay représentants. am na koo xam ne mi ngi. le point focal départemental de Rufisque. c'est monsieur Pape Thiam. Kédougou y a Assane Diouf. waaw Tamba y a Adji Dieng. Sédhiou y a. ok damay fàtte tur bi jàpp tur yëpp comme dina jafe mais comme li ma doon làmbatu rek. sax dama doon bañ. li ma doon làmb rek non li ma doon làmb daj naa ko li ma bëggoon a xam mooy. Ziguinchor yaa Almami Badji. kon donc c'est un parti boo xam ni du parti télécentre loolu daal laa bëgg. non xool nañu télécentre maanaam li xew rek sosu rek di déglu fu yëfi nguur gi nekkee rek ngeen xool nan ngeen di lëkkaloowee pour ñu fal leen tabb leen ministre tabb leen ci yeeg yooyu parce que loolu daf fi bëri on est à plus de 200 et quelques presque 300 partis pour loolu. waaw loolu moom taxuñoo jóg. c'est-à-dire li ma la wax sànq moo ñu tax a jóg mooy gis nañ ni Sénégalais yi sonn nañu. Sénégalais yi sonn nañu mën naa am duñu wax ni ñoo fi gën duñu wax ni ñi fi jaaroon. def ñu waneegu leen fi dara di loolu moom mënuñu leen ko wax. nit ñi donc ça non xam nga léegi nga gis koo xam ni discours bi mu lay tenir parfois mooy li fi jaar yëpp maa fi gën donte la ñëwaguma su ngeen ma jàppalee nangam. di nga ko gis mais li ñu mën a wax ñun mooy duñu wax ni ñoo fi gën mais dañuy jàpp ni am nañu produit bu ñu présenté Sénégalais yi boo xam ne Sénégalais yi ngi ciy ñëw ndànk-ndànk di si jàpp. ñu jëmandoo foo xam ni defar dëkk bi defar réew mi moo ñu tax a jóg pour lan pour répondre jéem a solutionner problème yi nga xam ne actuellement tey ci Sénégal ku nekk xam na ni ku bëgg ak ku bañ xam nga ni Sénégal yi am nañu jafe-jafe ku nekk xam nga loolu. mais dëkk yëpp am jafe-jafe. voilà mais attends c'est-à-dire que mën nañu wax ni c'est vrai que àdduna yëpp am na jafe-jafe. mais jafe-jafe yi la ñuy classé la ñuy xoolaat. lan mooy waral jafe-jafe nàngam xam nga wax nga ko sànq ci kaw Dakar Bamako ferroviaire. c'est-à-dire tey par exemple bu ñu nee soo demee ci bassin arachidier bi ci Kaolack Saloum. nga ni ba tey jii am na ay bons impayés nga ñëw wax nga ko sànq surtout ñu ngi grève waa santé ñu ngi grève enseignants yi ñu ngi grève seen juboo bu mujj bii ma dégg sax waa def ni ñu ngi xoolandi. kon mettre nañ ay réserve ci jubóo bi seen grève yi nga gis depuis presque 3 ans ou 4 ans dañuy wax ni ñun waxuñu ñu joxuñu lu bees mais li ñu waxoon ñoom ni mën nañ ko nañ honorer seen engagement. n'est-ce pas c'est-à-dire boo nekkee ci réew mu mel noonu Ibrahima tey ngay dégg ñu ne la yenn investissement yu ñuy waajal yoo xam ne même su dee amoo ko même su fekkee ay bailleurs ñoo ni foofu la ñu def seen xaalis. est-ce que waroo xoolaat ko ne yow ni ngay wutee ay bailleurs. da ngeen a jàpp ni priorité sénégalais yi nguur gi fi nekk dox ci. su ci dee dox tamit dafa mel ni am na lu ci bëri loo xam doxu ci. seen parti lan la war a indi lu wuute ak li fi nekk. ci parti ci doxalinu parti. ci doxalinu parti bokk na ci ñu jëm ñu indi sénégalais yi benn idéologie démocratie sociale comprendre. c'est-à-dire li ñuy tuddoo tey ci démocratie. nga xam ni coow yi fa am yëpp boo delloowaatee da ngay gis ni kat li tax ñii di fippu ñee naan noonu la ñii naan nee la dafa mel ni li ñu gëmloo ni ci démocratie noonu lay doxee. dañ ko wàcc. ñun loolu lañu jàpp ni indi nañu ay produits yoo xam ni benn idéologie boo xam ne c'était pour démocratie bu ñu koy wax ci Sénégal tey su Ibrahima Ndiaye toogee ci direction ci station rajo. ak du dawal ko voiture ba ak kii jaay caaf fële ñoom ñëpp kenn ku nekk jàpp ni man kat actuellement amul dara lu may sentir ci ñàkk a nekk en l'aise ci sama réew parce que xam naa ni démocratie bi ñu ma diggoon bi ma APJ diggoon indil na ma ko maa ngi ciy dugg. ci wàllu social pareil ba jox la benn exemple ci wàllu social. c'est-à-dire tey boo xoolee dañu jël lu mel ni bourses sociaux yi ñuy wax ni. bourses sociales bi social yi. alors heure boo dégloo rajo da ngay déglee ay cas yoo xam ne daf lay jaaxal sax ñii naan nii la ñii naan nu dee ñii naan waaw la ñii naan déet comprendre nañu jël beneen par exemple tey boo xoolee ci wàllu social ci wàllu dimbali population yi ñu taxaw mën a demal seen bopp est-ce que mus ngaa dégg benn financement buñ ni
un tel ministre wala tel département dem na benn raison mu ngi joxe ay financement woo na ay groupement yoo xam ay góor lañu ñu ngi bay seen waar jox leen financement lu nga dégg loolu. mais jigéen ñi dañoo jàpp ni ñoo yor kër yi. non attends ça loolu mooy erreur bi loolu mooy erreur. xam nga jigéen loo ko jox mu yóbbu ko ci këram loolu la ñu gis ñoom. non pas loolu la ñu gis loolu la ñu wax. loolu la ñu wax bien sûr. loolu la ñu wax mais yow ci sa bopp xam nga ni sa kër jigéen ñi ña ngi fay def lu mu am solo man xam naa ko keneen xam na ko. non jigéen ñi moom même bu ñu ko waxee nañ leen nangul ni ñu ngi liggéey ci kër. non attends c'est-à-dire def ak yor bokkul yow sa kër yaa ko yor sama kër maa ko yor sénégalais yépp ñoo yor seen i kër sénégalais yi ñu ngi leen di jàppale seen kéemtalaay carte te boo xooloo tey actuellement avant ñuy créer li ñuy créer nii c'est-à-dire gëmloo nit ñi li nga wax ni sànq avant muy ñëw ci la stabilité gënoon a am ci biir foyer. maanaam avant ñuy jël jigéen ñi di leen financer. yow boo xoolee di nga xam ne wala sénégalais bu ñu xoolee dañu xam ne stabilité bi amoon ci biir kër gi pourtant fekkoon na boobu jigéen ñi daana jaay. da nga bëgg a wax ni bourse familiale yi ak seen politique yu mel ni yooyu ñoo tas kër yi. mais bien sûr bokk na ci li ko tas. mais wax nga lu doy waar. xam nga bourse familiale yi sax mun na nekk ni góor a ngi ci am jigéen a ngi ci am. mais ñu ngi ciy dimbale njaboot gi. mais moo tax man la mën na am góor a ngi ciy am jigéen a ngi ci am. mais li ci am ci coow rek mooy ñu bëri dañuy wax ni seen clientèle politique lañ ciy gérer. dañ koo politiser. waaw ñu bëri alors bu ñu dellu see ci seen turu parti parce que man li ma ñor mooy te ma yaakaar ni man ak askan wi ak auditeurs yi ñuy déglu ñoo ko bokk mooy lan moom moo tax ngeen sosu ak ndax da ngeen a yokk lim bi rek wala mais ci seen turu parti déjà gis naa ci justice. lan la justice boobu nan ngeen ko bëgg a doxale ak parce que déjà justice aujourd'hui d'ailleurs moom la ñu commencé jafe-jafe justice rek ngeen wax de manière globale. waaw justice boobu la ñu ko bëgg a doxalee mooy rek vrai sens du mot mooy yemale c'est-à-dire que tey kenn dootuñu wax kenn dama la yóbbu tribunal nga tiit muy ki tooñ ak ki tooñu ma jox la benn exemple boobu rek. dootuñu wax kenn tey dama lay yóbbu ci yoon masalan nga tiit mooy ki tooñ ak ki tooñu. fi ñu toll nii kuñ ko wax nga tiit. fi mu toll nii yow yaa gën a xam ne kuñ ko wax nga tiit ki tooñ ki ñu tooñ sax ki ñu tooñ parfois sax mën naa gën a tiit. mais est-ce que li nga wax nii du pouvoir judiciaire ci boppam nga jàpp ni li ko fi bàyyi defu ko. parce que Sénégal ñetti pouvoir a koy doxal. pouvoir judiciaire pouvoir exécutif pouvoir waaw. instant bii nii boo nee ku ñu ne dañ lay yóbbu ci yoon nga tiit cela veut dire que le pouvoir judiciaire ne joue pas son rôle joué wul rôle bi mu war a joué. non c'est pas ça c'est-à-dire li ñu bëgg wax mooy sénégalais yiy dund ci Sénégal gii. ak ñu bari ñu bokk bitim réew. xamuñu sax seen yoonu réew lan la foofu laay bëgg waxee am na koo xam ne xamul luy police. mais loolu dépassé nañ ko. non si xëy ma la benn affaire xamul lu tax. c'est-à-dire que tey ñi ñuy jiite nga xam ne ñun bëgg nañu ëllëg bokk ci wala ñu jiite réew mi dañoo bëgg egg foo xam ne ci wàllu justice suñu jëlee réew mi. Sénégalais bi nga xamante ni sax jàngul dina xam lan mooy ay loi réewam dina xam lan mooy ay loi réewam parce que loolu ci marché bi loolu ci mbedd mi loolu ci place publique bi Sénégalais bi kenn ku nekk xam nooy respecter sa loi réew justice bi nekk sa réew nan lay doxalee nan lay sanctionner nan lay tëddee nan lay tëralee. justice bi nekk fii ci réew mi amul ku ma am ndey amul ku ma amul ndey c'est-à-dire sénégalais bi bu ñu ko xamoon tey ñun bu ñu ko xam mën naa am sax ñu gën a noppal tribunaux yi ak policiers yi. kon da nga bëgg a wax ni kàddu gi ñu naan nul n'est censé ignorer la loi tegul fenn. si c'est-à-dire que am na loolu dañ ko wax. mais liggéeyuñ ko. ci terrain bi loolu laa bëgg a wax. am na koo xam te da nga koy fekk fii Ibrahima muy coow ci benn affaire boo xam ne yow boo xawee xam ci yoon tuuti da lay wóor ni kii bu demee. su waxee dëgg yi day dugg. mais jàpp na ni moom moo nekk ci dëgg. parce que xamul. te kenn xamalu ko. da ngeen a jàpp ni loolu moom mission bokk na ci seen émission. bokk na ci suñuy mission yi gën a mag ñu fexe ba sénégalais bu nekk bu gisee moroomam xam fan la àqam yem ci moroomam bàyyi xel fa àqam yem xam ni loolu àq moroomam la benn borom xam bu mag day wax ni nit ku nekk am na droit wu fuddutu mais na xam ne nag droit wu fuddutoom boobu. mu ngi yem ci bu jubee bakkanu jàmbur. na fa yem. ok loolu mooy première pàccu seen turu parti bi am solo muy justice. waaw jàpp ngeen ni ñuy doxee ci Sénégal bu ngeen ñëwee di ngeen indi leneen lu dul li ñuy dund. lu gën a jëriñ Sénégal. solidarité kon yéen bu ngeen yegsee ci nguur gi kenn dootul jaaxle kenn dootul sonn kenn dootul am problème. ñaan nañu yàlla def ci suñu
bay ci suñu waar ba nga xam ni ki am problème sax du tax mu dugg ci lu mu war a dugg. mais solidarité ñàkkul Sénégal quand même oustaz. non am na fi. am na fi am na tey fi jii boo daje non. woon ak ci mbedd mi koo xam ne amul lu mu añee dina añ. non xam nga loolu solidarité du solidarité. kese kese laa la bëgg wax. c'est-à-dire que loolu laa lay wax ne la man ñenn ñu yàlla tey bu ñu yàlla joxoon réew mi APGS. li ñu bëgg mooy solidarité boo xam ne xam nga sénégalais li ñu jàpp mooy solidarité mooy waa ji lekkul na lekk naanul na naan point final wala am na benn ordonnance damaa jaaxle ordonnance ñu dajale xaalis. ah loolu nag baax na ci solidarité. non dama ak am solo. ci la bokk ba dama ne li ñu jàpp. c'est-à-dire que gën na ko yaatu. pour yéen du lool rek. pour yu par exemple da ngay dëkk ci koñ bi nga gis fi benn xale bu jigéen ñu jékki-jékki ñu ne xale bi day dañ koo tooñ. comme ni ñu ko waxee ci suñu ñoom maam. nga ne cim ak a bon. yaayam ni ko yaa bon koñ bi commencé di ko daw par exemple. am na ci wàll de loolu ñu koy wax de am na lu mu ci def. xam am na lu mu ci def. mais léegi yow mi gis action bi yow mi xam ne lii dal na sama dëkkandoo bi yow mi xam ne lii dal na sama dëkkandoo bi yow lan nga participer ci loolu dal ko c'est-à-dire jàppalante tey dafa am jàppalante bu suñu maam yi nekkoon yoo xam ne yàqoon na te dañu ko bëgg indiwaat masalan c'est-à-dire tey am na koo xam ne benn xale bu jigéen boo xam ne wala benn xale bu góor boo xam ne léeg-léeg li tax mu bàyyi njàngam mooy dafa bëgg dimbali sama yaay mën naa am sax moo tax mu bàyyi jàngam dem bi na anu ji or moom état bi mu toll non seulement am na ñu waroon a jàppale ko ci njàngam moomu mais am na ñeneen ñoo xam ci biir koñ bi li waroon a nekk seen rôle mooy jàppale ay waajur ci li ñu man ba du génn ci mbedd mi bay xale bi sentir ni sama yaay war wun a génn ci mbedd mi kon man maay génn moom mu toog am na benn koo xam ne dafa feebar société bi. mais yaa ngi fàttaliku yaa ngi fàtte bokk ak yelleefu xale bi ak yelleefu wayjur wi léegi boo bëggee wax xale bi jafal fii yemal fii ñu ne la defal ndànk kii doomu jàmbur la. foofu laa jëm si. déggoo da nga ne c'est-à-dire ci wàllu jàppale doomu aadama. maanaam loolu ngeen bëgg a delloo si. jële fi loi yeeg. non loi yi dañ ay ñoom amnistie ak ay ñoom droit de l'homme ak ay ñoom droit de l'enfant ak ñooñu. non dañ ko fi bàyyi. c'est-à-dire loi yi dafiy nekk parce que réew bu amul loi du dem. léegi bu amul droit mënut a dem. mais c'est-à-dire que tey xale bi nan lañ koy waxee yemal fii loolu la ñuy indiwaat nan la ñuy naka jekk yemal fii. kon di ngeen tëggaat ay loi de. ah gisoo fi ñu tëgg ay loi ba tey. maanaam yéen bu ngeen ñëwee. Abdoulaye Wade bi mu ñëwee di ngeen tëgg ay loi pour defar justice di ngeen tëgg ay loi pour defar solidarité. di ngeen tëgg ay loi pour maanaam daal ni Sénégal di doxee moom ngeen di soppi. complètement xam nga tëgg ay loi ak jubbantiwaat bokk. c'est-à-dire mënoo wax ne sénégalais bu ñu. mais boo jubbanti faaw nga tëgg loi. benn la rek non sotti ceeg def ci la non tëgg ci sama déggunu wolof tëgg bu ñu koy wax mooy créer. waaw mais par exemple quand quelque chose bu dara manqué fenn bu fekkee loo xam nga am na yoo xam ni. ci loi wu Sénégal am na yoo xam ni loi bi da cee mué waxu ci. waaw foog ngeen tëgg lu ci wax. waaw donc mooy li ma wax tëgg bu defee alors mais loolu pour ngeen yegg ci foog ngeen laal ci nguur gi jàpp ci nguur gi maanaam egg au pouvoir la conquête du pouvoir seen parti 2015 lañ ko créé diggante bi am na élection législative bokk ngeen wala bokk leen gisuñu leen ci apparemment. bala may lay wax boobu question bi bala may tontu. dama lay wax ne actuellement. ñu ngi liggéey li ñu mën ci conscientiser sénégalais yi ak sénégalais yi ci li ngay wax nii c'est-à-dire que mooy li may wax. affaire bi du rek tëgg ay loi mais peuple bi ci boppam bu kenn xeeb ci mbaax gi nga war a transmettre ki nga dendal mën naa am moom mu jox ko keneen mën naa am moom mu jox ko keneen c'est-à-dire ci liggéey boobu actuellement militant APGS yëpp dañ leen di woo ci loolu dafa bokk ci suñu orientation dañuy wax ne yow su fekkee ne da nga bëgg bokk APGS ba bokk ci yaa ngi dëkk R100 da nga génn gis mbalit mu ñu tuur soo mënee am yow possibilité wu jël mbalit moomu xool foo koy yóbbu fu ñu war a yóbbu mbalit nga yóbbu ko fa yow bul ci xaar borom kër gi ko fa tóor bul ci xaar keneen. yow militant APGS bi tonni ko yóbbu. maanaam loolu yéen li ngeen di wax mooy na militant APGS bi tonni loolu yóbbu. na ko tonni yóbbu bul ci xaar keneen. waaw yéen daal noonu ngeen di bëgg a doxe ñun loolu bokk na ci li ñu bëgg di dox. mais pour ngeen mën a indi yii yëpp muy coppite foog ngeen yor pouvoir bi. waaw élection législative yi naam da ngeen a falu rek mu am at maanaam dañ leen a créer rek mu am at. waaw ñu def élection bokk leen. si bokkoon nañ. da ngeen a bootu. bokkoon nañu waaw dañoo bootu. parti bootu ngeen. non duñu parti bootu lañu xam nga bootu daa xew nag. fi mu ne bootoo xew.
kon kay ndax léeg-léeg sax mënoon ngeen a bañ a léeg-léeg sax nga ni damay dem du ma bootu dem ba ci yàgg affaire bi taxaw nga ne ah gars yi kaay leen ñu bootante ndax ñu mën a jàll. mais loolu du maanaam. non daal yéen daal déggoo li ma la wax de. yéen daal ci bootonteeg bootu. xam nga tey ñi ñu jiite nii. lan la ñu waxoon du Macky 2012 la woon. bi ñuy jël réew mi lan la woon du bootante. kon kay lu bees amu fi ci seen côté yéen da ngeen di ñëw rek ñu tungam leen parce que fii buñ la tungumee doo li ngeen wax ni du ngeen ko mën a déjà boo xoolee aujourd'hui am na ñoo xam ne ñoo àndoon ak Macky Sall ñooy jiital mais fi mu toll nii nag kii dogal du ñoom de maanaam yéen seen gis-gis yi bu ngeen bootoo nan lay fësee nan lañ koy dundee nan lañu koy vulgariser nan la parce que jor pouvoir ak ñu jël as parcelle pouvoir dénk la ko bokkul de. waaw xam nga dégg nga fi comme li nga wax sànq ci li juste dem. c'est-à-dire sénégalais bi aussi APGS dafa gëm ni moom war na mën a yor réew mi defar ko satisfaire les sénégalais. mais gëm-gëm boobu nag du ko yóbbu ci mu jàpp ni buy defar moom rek mën a defar li mu bëgg war ngaa mën a ñëw jàppale ko yow en tant que acteur bu nekk ci presse bi. keneen mun naa ñëw jàppale ko c'est-à-dire li ma la bëgg a wax mooy ñun mën nañu ànd ak nit dem élection. loolu ngeen def 2016. loolu lañ def mu ngeen àndaloon 2017. 2017. ok mais ànd googu ñuy ànd. li ñu ci bëgg mooy sénégalais yi sentir ci njariñ militants yi ñu doon voté ak sympathisants yi boo amee pouvoir ñu njëkk a sentir ni ñoom. li taxoon ñu doon voté waa ji rëcc wuñ ko. suñu demee sax ba mënta nekk nag jaroon nañu ñu tegaat fa bagage ya génnaat delluwaat ci militants yi ni leen li ñu yéene sénégalais yi ak li fii jëm gis nga fi dans ko au temps de Wade. 2017 ku ngeen àndaloon. 2017 fan ngeen bokkoon. ci am kuréel 2017 ñu ngi àndoon ak coalition Fal Askan Wi. Fal Askan Wi. bi nga xam ne sëñ Saliou Bousso. ak moo ko jiitoon tête de liste. ànd ci ak Talla Sylla ak yeneen acteurs yu bari ah. ginnaaw bi nga xam ne négocier nañu aussi évidemment ak ay yeneen parti wala yeneen coalition yàlla dugalul ñu jubóog ñoom. Fal Askan Wi la ñu àndaloon. lu ngeen ca génne ci xayma. ci xayma lan ngeen jàpp ci élection yooyu la am ngeen ci li ngeen doon wut wala parce que dafa mel ni Fal Askan Wi daal feeñul fenn ci Thiès. waaw xam nga. damay wax sax feeñul fenn ci Sénégal parce que du woon Thiès rek la doon ut. c'est-à-dire mu ngi présenté woon département de Diourbel mu ngi woon Pikine mu ngi woon Thiès ak yeneen département léegi presque Fal Askan Wi boo koy xool xam nga Talla Sylla dafa nekkoon jëf jël bi mu joxee jëf jël dem benn instant mu créé Fal Askan Wi bon ci biir Fal Askan Wi presque mën ngaa wax ni daanaka moog APG ñu juddoon. sorante wuñu ab judd. ngeen ànd faf. ñu faf ñu ànd. ànd googu ñu ànd aussi objectif yi ñu amoon mooy bokk na ci yoo xamante ni atteindre nañ ko. bokkoon na ci bëggoon nañu ay député évidemment. amu leen ko amuñu ko. ci tënk ndax waxtu wi jot na dab nañu. àndoon ngeen ak Fal Askan Wi li ngeen bëggoon amu leen ko xëy na ci expérience am na lu ngeen ci am. ñuy dëgmal élection 2019 présidentielle la ba noppi après local APGS day àndaat ak ñenn ñoo xam ne jàpp na ni war naa mën a ànd ak ñoom wala ci lan moom fa ngeen toll fi ñu toll nii ci 2019. waaw ci présidentielle yi moom li ñu jàpp mooy du ñàkk ñu am ñu àndal. waaw dinañ xool comme ni nga ko waxee. ñu mën a ànd ñu ànd ak ñoom. comme daa xew ànd rek. comme quoi. mais puis moom dañoo demal xoolal seen bopp xam li ñuy peser. ba xam ñoom nan la leen askan wi jàppee ak ni ñu leen jàppewul yéen daal ci bootu bi ngeen ko fas yéenee kal. non du ci fas ñu ko njëkk kal c'est-à-dire que xam nga élection bu ne day am ay enjeu mais aussi APGS ni muy doxee mooy peut-être sax yeneen parti yi du ñu wax ne doxewul noonu mais li ñu bëgg a wax mooy lu ñu jub dëgg mën ko dañ ciy waxtaan. waxtaanagu leen ci. suñ ci waxtaanee c'est-à-dire li waraloon la fois passée ñu ànd ak coalition laa lay wax suñ ci waxtaanee à l'unanimité suñu gisee ni ñun nañ jël option bi boobu la ñuy jël. tey bu ñu demoon tey beneen élection ñëw comme ni nga ko waxee dañuy toog waxtaan ñu ngi ci actuellement di waxtaan bu baax di def ay mbir yu ay gëstu ay jataay yu bare bari ci mbir moomu pour xool élection yi jëm enjeu bi lan la ñen lañu mën a àndal est-ce que idéologie yu ñu bëgg sénégalais yi dem ci delluwaat ci nan la ñuy fexe ba ànd ci nit jariñ ko sénégalais yi pas pour jariñ ko c'est-à-dire lii problème bi mooy damay ànd ak Ibrahima pour jariñu wala pas ànd ak Ibrahima pour mu kontaan ci man. APGS du doxee noonu c'est-à-dire ni mu bëgg a doxe mooy acte bu ñuy posé na delluwaat ci jariñu sénégalais yi. waaw ni yéen daal wutu leen ay député ki ministre kii
pour am député rek député pour député wala ministre pour ministre non dañoo bëgg ñun li ñuy am lu APJS di am wala kenn ku muy àndal nga xam ne sénégalais yi ñoo ñuy fal sénégalais yi ñuy fal gis nga bis bu ñu ay nit fale soo sàgganee ba ñu commencé réccu problème yéen da ngeen ne woon bu ngeen sosoo xam naa ni mooy doon laaj bi mujj bëgg ngeen valeur morale yi dellu si valeur culturelle yi dellu si bëgg ngeen li nga xamante ni moom moo jëm ci wàllu politique bi ñu soppi ni ñuy doxalee ak yu ni mel 2015 ba 2018 ñetti at tey jii est-ce que xayma ngeen li leen tax a jóg lan ngeen ci def ak lu ngeen ci deful. waaw li ñu tax a jóg ñu ngi xayma li ñu ci def ak ñu ci defagul am na ci lu ñu def. am na ci lu ñu defagul bu fekkente ni comme li nga ma wax sànq su fekkente ni parti bi mu juddoo ñu gis ni sénégalais yi war nañ ko yóbbu sénégalais yi loolu ci la ñu gën a màcc di yëngatu bu baax a baax beneen bi aussi mooy situation bu sénégalais yi dund ñu toog réfléchir ci xalaat ci su fekkee ne am na lu ñu ci war a xalaat tënk ko ak sénégalais yi dem ci militants yi dem sax ci sympathisants yi donc ñu ngi ci loolu donc mbir la moo xam ne nag du luy yomb ci tey ak suba comme ni nga ko xamee. du yombee noonu. waaw du yombee noonu. alors question bi mujj Thiès la ñu nekk àndoon ngeen ak Talla Sylla Thiès ni muy doxee benn ville ñetti commune lan mooy seen ambition ci en tant que parti ci diwaanu Thiès ak ni muy doxee nii politiquement ak sur le plan de la gestion des collectivités locales yorinu gox yeeg goxaat yi ci tënk nan ngeen ko jàngat. waaw question bi moom vraiment. suñu delloowaat en tant que Thiès waa suñu delloowaatee ci li Thiès waay di wax li ñu mën a wax mooy yaa problème waaw loolu lañ mën a wax problème bi nag ñun ci suñu bopp ci suñu cadre parti yéen li Thiès waay di wax moom ngeen wax wala non c'est-à-dire dama parce que da nga ne suñu delluwaatee ci li Thiès waay di wax yaa problème waaw xam nga mais yéen en tant que parti foofu laa jëm xam nga Thiès waay yi ñoom ñooy population bi c'est-à-dire ñun moom laa leen wax ne ñun en tant que parti nag li ñu gis ci Thiès ni muy doxee su fekkoonte ni yor nañ ko tey jàpp nañ jën nañ changé doxalin wi. kon baaxul. peut-être mën nañu bañ a wax ni baaxul mën nañu wax ni ñi fi nekk mën naa am. ñu ngi góorgóorlu seen kéemtalaay kàttan. mais ñun suñu parti li ñu jàpp mooy bu ñu ko jëloon jàpp nañ ni dinañ ko jéem a doxal weneen doxalin wu gën a baax. ndax lan. ndax lan comment. ndax lan ngeen war a indi lu gën a baax maanaam ndax lan ngeen jàpp ni muy doxee baaxul. xanaa dañoo répondre aux préoccupations des populations. waaw xam nga ñu ngi ci mën naa am sax gars yi ñu ngi ciy góorgóorlu wax dëgg yàlla mën naa am maire yi fi nekk ñu ngi ciy góorgóorlu. lamp yaa ngi tàkk mbedd yi mbalit mi yooyu mooy. yoru commune. c'est-à-dire que li ma bëgg wax mooy li ma waxoon sànq rek ci affaire justice bi nga doon wax sànq. c'est-à-dire que tey bokk na ci liggéey bi tax population yi mën a gën a comprendre c'est-à-dire fexe ba population yi gën a comprendre lan mooy collectivité locale est-ce que. fal nit ki mooy élection ñëw na joxe na ay mbubu joxe na ay casquette joxe na ay mbubu gramme mu institut ñu kërëb sax nga ni man gañe naa parce que sama leader moo gañe est-ce que loolu la ñun dañu bëgg a indi leneen c'est-à-dire li ñu bëgg a indi mooy ki nga xam ni doon na góorgóorlu pour Ibrahima Ndiaye mi falu su faloo bu mu yem rek ci crier victoire génn ay musique rek ni gañe naa mais na ko sentir bu baax a baax bu wane ni nga ni ko kaay mu ñëw nga ni ko man da nga maa jiital rek mais ñun ñëw bokk dëkk bi am na Thiès yoo xam ne wala sénégalais yoo xam ne xamuñu ba tey ni ñoom war nañoo mën a dem fekke ji conseil municipal bi c'est-à-dire que tey am na koo xam ne li tax muy am problème ak maire bi day jàpp ni moom su génnee buntu këram fakkastalu sax maire moo tax mu fakkastalu parce que moo fa waroon jëli xeer bi. te jëlewu ko fa. ay la yéen am na ci doro am na ci lu mu ci war a def nag. waaw am na lu mu ci war a def mais maire moo waroon a fexe ba kooku xam ni du jàppale ma yéeg rek. mais bu ñu yéegee dañuy APG suñu orientation daf ci bokk duñ ni diw moo jiitu président dañuy jàppandoo àndandoo jàppalante suñu loxo doxandoo dem parce que actuellement fi ñu toll nii bokk na ci li ñuy tëgg mooy domaine bu ci nekk ña nga xam seen spécialité la dañ leen jox ñoom nañu privilégié ci di leen ci déglu ñu joxe seen xalaat donteel da ngay fekk ne waa ji mën naa am jàpp nga ni moom mooy loolu dañ koy naan yow ci lii nga yëngatu joxuñ ci say xalaat ñu boole ko ci li ñu war a tabaxee affaire bi. kon pour yéen ñi fi nekk defuñu loolu. jàpp naa ni mën naa am def nañ ko. mais xam nga mën nga wax waa ji kaay ba pare. mu ñëw toog
am lu muy xaar loolu muy xaar fexeel bu mu sentir ni lii muy xaar bu ci jotee bu kenn dox diggante moom mu jëm koo defar. kàddu yi daal xam naa ni yéen xam ngeen ni daal mi ngi noonu yéen a ngi koy wax mi ngi rafet waaye xëy na ñaanal leen yàlla rek ngeen yegg ca waaye wax ji ak jëf ji dinay jafe dina différencier dina am jafe-jafe yi yenn saa yi wax yi ni muy rafetee nii noonu la ñu fi nekkoon di wax waaye daal bu ñu ñëwee ci yëf yi rek mu doon leen. li ma la wax nii rek mooy jafe-jafe. c'est-à-dire que nit ki li muy wax naa la ci commencement bi ne la doomu aadama yàlla dafa soxla ci moom. su amul sax diine. mu nite. comprendre nga. kon nite moom manqué ci classe politique. c'est-à-dire noonu ci Sénégalais yi presque yëpp. c'est-à-dire yëg-yëg xam nga nite dafa am ay branche c'est-à-dire yëg-yëg. kon APGS nite la bëgg a indiwaat. defaraat ni ñuy yëgee nite lañ bëgg a indiwaat. jërëjëf Oustaz Yoro Ndiaye waxtu wi waxuma xoj nañu waaye romb nañu ci ba xuus ci waxtu dijje bu baax. ñu sant ko gërëm ko sant la gërëm la ci wuy si bi nga wuy si émission Agora jox la nga tàggoo émission bi waaye itam auditeurs yu wala bokk ñi nga xam ne ñoo doon déglu ñoom ñëpp lii di Agora. waaye ñu ngi comme ni nga ko wax Ibrahima ñu ngi leen di santaat encore une fois di wax ni vraiment ñu tëddee njaaxaanaay ngeen yàlla gën a dolli jàppale. ñoo ngi ciy jéem lu ñu mën de. waaw di jàppale aussi di sant aussi. seen auditeurs yëpp. di sant aussi nag suñu militants yi nekk département bi. bon ma tudd ci ñi nga xam ñoo gën a sori ku mel ni suñu frère camarade Amath Diamé Pout ku mel ni Mamadou Lamine Fall fële ci Fandène ñoom Mbaye Guissé Xombal Soxna Daba Sarr Daba Fall ci Daaru Touré. est-ce que ñoom ñëpp mën nga leen a tudd. donc tur bi dama tudd sax ñu nekk biir Thiès. nee leen ñoom ñëpp rek asalaamaaleykum ñoom Fadi Niang ak ñoom Fassa ñoom ñëpp asalaamaaleykum ñoo ngi leen di jërëjëf Oustaz Yoro Ndiaye ñu fàttali ni moo doon ganuk émission Agora doon kon coordonnateur départemental bu APJS Alliance des Patriotes pour la République et la Solidarité njiit la di Pape Gali Sarr moo doon ganuk émission Agora.